salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV matinal kontaan nañ jàkkaarloog yéen tey la àjjuma fukki fan ak benn ci weeru janvier 2019 bésu tey bi nag ñuy ziar ñëpp di leen baalu àq di leen baal àq nag di xam ne tey la àjjuma bés bi nag nga xam ne moom moo jeexal semaine bi ci seen émission Mbour TV matinal ma ànd seeg Binta ak Aïda Sista Binta maa ngi lay nuyu na nga def. maa ngi lay fay Jibi nuyu sama sister Aïda nuyu téléspectateur Mbour TV matinal ak ñi nga xamante ne saa su ne dañuy nekk ak ñun di liggéey ki ci nekk suñu ki nekk xaw ma nan lañ koy waxee encore ku mel ni suñu caméraman bu xeerat bi ñu ngi koy nuyu lu bëre bëre di leen rek seen émission bi dooratina Mbour TV matinal la Sista Binta ñëw ak yéen rek si seen rubrique Dóor waar la Sista Aïda tamit moom tamit dina ñëw si société su ko defee rek ñu ziar ñëpp comme vendredi lañ nekk rek di baalu ñëpp ak di leen ne rek émission bi dooratina. jaajëf Binta merci borom rubrique Dóor waar Aïda société ak civisme na nga def maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Djibi Diop Ndiaye la Sista Binta maa ngi lay fay mbokki téléspectateur internet Mbour TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay mënti nekk rek ma lay fekk fa nga nekk ne la jàpp sama loxo di la nuyu comme ni ñuy nuyu pour waaye di dem ba ci hôpitaux yi di ñaanal yàlla ñi nga xam ne dañu tawat yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye ñi nga xam ne amaguñu borom kër ak ñi nga xam ne amaguñu soxna yal na yàlla gaaw leeral lépp ba kenn ku ci nekk rek sa aajo mën a faju waaye di nuyu suñu caméraman bi nga xamante ne nii bu ñu yànjee ba nit ñi mën ñoo xool rek moom ci la bokk di nuyu téléspectateur Mbour TV yëpp di leen wax ne nag nii rek lay demee saa su nekk du lundi au vendredi ngeen di am seen émission Mbour TV matinal ma ci ànd ak sama ñaar ñi nga xam ne ñoom lay feggool chaque jour di bokk ak ñoom sama plateau di ci kontaan lool xanaa ji bi ñu bàyyi ba ci kanam rek ñu gën ko faram fàcce mu gën a yaatu jaajëf Aïda moom tamit moom moo yor civisme société waaye gis ngeen leen tey nu ñuy def ci àjjuma bi ku si nekk nag yaa ngi def sa jongoma waaw comme ni koy gars yi di waxee jongoma ba mu nice mais dañuy ànd ak yéen Aïda ñu dem na xool yi suñu Binta Fashion waaw dañuy dem régie daal di seetaan publicité ak Binta Fashion daal di dellu si waat. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak Kër Binta Fashion Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti Kër Binta Fashion chez Kumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére Kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement Kër Binta Fashion chez Kumba
moo leen di may seen émission Mbour TV matinal. ay ca bàkk ba jibati na nag Binta Fashion ñëwati ak yeneen i arrivage comme ni ma leen koy waxee rek saa su nekk nee naa la waxaat du bëri wax waaye wax pour nit ñi dégg la ki nga xamante ne mooy Binta Fashion chez Kumba lépp loo xamante ne xeeti baax la rek da koy jaay lu ci mel ni cheveux naturel 100% longueur 10 ba 36 longueur 40 boo bëgg am na li nga xamante ne frontal 10 la commencé ba li nga xamante ne mooy 22 lépp loo ci soxla rek Binta nee na am na ko waaye lu ma ca gën a neex Binta am na couleur yëpp waaye Binta tamit nee na ba léegi bàyyiwuma leen de damay defal góor ñi di defal jigéen ñi ba tax na góor ñi indi naa leen ay lacoste wala ay chemise wala ay t-shirt 100% coton boo xam ne lu ngeen xam ne rek lu baax la rek nit ñi dañ koy soxla Binta da koy jaay waaye Binta bàyyiwul ñi nga xamante ne dañuy ngénte de wala ñuy def mariage lépp am na seeni xeetu tissu wala pochette wala dàll waaw lépp lu ngeen soxla rek dee leen contacter ci numéro téléphone boobu di défilé ci suuf bu ngeen wootee rek dinañ leen fekk ba fa ngeen nekk daal di leen koy livrer. jaajëf Binta nee naa la Aïda avec Binta moom la vie est belle ndax moom lépp lay jëm tout est possible waaye gis nga. merci beaucoup suñu sponsor bu Binta Fashion ànd ak ñun seen émission Mbour TV matinal ngeen xam ne nag moom moo ñuy gunge ñu koy gërëm bu baax a baax di ko nuyu. ñu ñëw nag Binta ci li nga xam ne nii avant ñi ñëw ak yow sax ci rubrique météo bi saa soo leen xëyee ngeen gis temps bi nu muy changé ak yooyu yëpp lu ko waral ak seddaay beeg ngoon gi mu tàng ak yooyu yëpp. donc dañuy ñëw ak yéen léegi ci rubrique météo daal di dellusiwaat ci plateau. ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xam ne nii moom mooy météo du jour dalee kook ci gox yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir réew mi di Sénégal Bakel Cap Skirring Dakar Diourbel ak Fatick Bakel boo xëyee di nga am 15 degré ngoon gi di nga am 34. Cap Skirring di nga am 21 ngoon gi di nga am 32 degré Dakar di nga am 17 degré soo xëyee ngoon gi di nga am 26 degré fi nga xam ne mooy Diourbel 16 lay am ak 34 ci ngoon gi Fatick dina am 18 ak 33 ci ngoon gi Kaffrine dina am 15 degré ngoon gi dina am li nga xam ne mooy 33 Kaolack dina am 26 ngoon gi 37 Kédougou dina am 20 ngoon gi mu am 35 Kolda dina am 14 ngoon gi mu am 34 degré Linguère dina am 17 ngoon gi 34 degré Louga dina am 15 ngoon gi 34 Matam dina am 16 degré ngoon gi 35 Mbour 14 degré si suba gi ngoon gi dina am 32 Podor dina am 16 ngoon gi 33 degré Saint-Louis dina am 17 degré ngoon gi 34 degré Sédhiou dina am 16 ngoon gi 34 Tambacounda dina am 18 ngoon gi 34 degré Thiès dina am 16 ngoon gi am 29 degré Ziguinchor dina am li nga xam ne moom mooy 15 degré ngoon gi mu am 33 degré géej gi nag comme ni ñu koy waxee démb alxames ak àjjuma bi ñooy bokk même heure yi géej gi nag boo xoolee ci suba gi marée bi nga xam ne mooy gën a yéeg vague yi gën a yéeg dina commencé midi 16 dina am nag lu toll ak 1 mètre 41 waaye marée basse bi mu ngi commencé 6 heures du matin jàpp 18 heures donc marée basse moom mooy bu yemamaay bi li moo nekkoon météo du jour dañuy ànd ak yéen léegi ñëw nag ci rubrique Dóor waar Sista Binta lañ ci àndal mu ñëw ñun tey ci métier yi nga xamante ni moom lay askan wi di jëfandikoo saa suñu xëyee génn seen kër yi démb nag mu ngi woon ci soudeur yi waaye tey xam naa am na feneen fu muy dugg Binta ma jox la kàddu gi nga ñëw yow si rubrique Dóor waar. waaw Jibi loolu dama ciy sawar rek saa su ne rek tey tamit maa ngi ci électricien oto yi ba tey rek benn métier bi la waaye métier bi am na différence barki démb ba ma demee di waxtaan ak ku góor gi expliqué na ma ne ma métier bi métti na waaye méttiwul nee na ma métier bi may def nii dama ci fier métier bu ma bëgg la ma ne ko kontaan naa ci yow ndax nit balaa ngay def dara danga koy bëgg faaw nga am amour bi ba pare nga doog a fonk li ngay def nee na ma liggéey bi dama ko bëgg dafa ma neex tamit ma laaj ko yan jafe-jafe yoo ñoo ci nekk ma ne ko parce que gis nañ fi ay oto yoo xamante ne ay modèle bu bees lañ tey jii da ngay gis koo xamante ne muy defar benn maanaam comme Zal damay jël exemple ci moom caméraman la waaye bu ñu paree suñu émission moom mooy monter waaye Zal mi bu yemoon ci caméra bi est-ce que moom dina mën a monter bu kenn comme am na benn jour daloon nañu fii ñu doon tourner émission Zal nekk fii directeur nee na moom mooy filmer mu daal di filmer lépp cocc waaye Jibi booy def dara booy def métier da ngay équivalent maanaam da ngay complet waaw polyvalent waa kay da ngay polyvalent maanaam nga mën fépp su ko defee rek bu dara amee rek comme ay oto yi nii
day am modèle yu bees moom tey jii nee na ma man oto bu ñëw rek mën naa ko defar ndax li may def gëm naa ko te mën naa ko yemuma ci li nga xamante ne moom lañ ma jàngal waaye dama ciy sàcc li nga xamante ne pour un jour viendra parce que tey jii jamono bi ñu nekk ni chaque jour ak ay changement yu bees tey bu tissu bi génne da ngay gisaat beneen tissu ñëw tailleur yi tamit xam nga mu ngi ci métier yi yëpp waaye yow nit ki looy jàng rek da nga bul yem ci li nga xamante ne moom mooy li ñu ma jàngal ni waaye faaw nga sob faaw nga bari xam-xam faaw nga gëm li nga xamante ne moom ngay def mu ne ma tey ci oto bu mu mënta taxaw rek mën naa ko defar te dara duma ci fekk ma ne ko seen liggéey bi tamit gis nañ ci parce que ñoo xamante ne mën nañ jënd seen oto ñu andi leen ko te xamuñu oto bi lan moo ciy nekk maanaam nga jënd sa oto yóbbu ko ci defarkat oto sa oto paan nga yóbbu ko ci defarkat oto nga yóbbu ko mu daal di changer moteur te yow loolu doo si rendre compte classe ñoom Jibi Diop Ndiaye xam nga tey ji bu amee otom daal di am problème ay da bu ko yóbbee si électricien oto kooku mën naa jël bagage am dindi ko jaay ko keneen te Jibi du ci yéeg dara mu ne ko oto bi defar naa ko ba daal di ko yóbbu bu ko yóbbee mu paan andiwaat ko ne ko sama oto bi pourtant yaa ko defar fekkee Jibi lu nekk si otom xamu ko c'est parce que waaw mooy risque yooyu yi nga xamante ne moo nekk ci oto man damay naan képp kuy defar oto ak képp kuy dawal oto na nga jàng parce que tey ji problème kenn xamul fu muy jógee tey ji ngay dawal oto nga dem fenn foo xamante ne war nga paan fa parce que tey oto machine la te machine des fois boo ko yóbbee boo moytul moo moolee xam nga bu la yóbbee des fois yaa koy andi man arrivé na ma sama dem bi tout récemment Casamance ma ànd ak koo xamante ne dañu doon dem Casamance ba ñuy dem oto bi moo ñu yóbbu waaye ñun ba ñuy ñëw ñun ñoo andi oto bi xam nga lan moo ñu arrivé 5 heures du matin lañ paan ci àll bi ki ma àndal moom mu dem ba mu paane man ak moom la woon ak yàlla 5 heures du matin laa la expliqué ni oto bi paan mu wàcc mu ne ma am naa fi secours ma ne ko léegi looy def mu ne ma oto bi naa ko monté ma ne ko loo si xam ma ne maa koy monté mu monté oto bi taal oto bi dem ma ne ko waaye lii noo ko mëne ma ne ko yow li ngay def nii du sa métier mu ne ma booy dawal oto machine boo ko yore faaw nga boole ci loo xamante ne dangay sob maanaam da ngay ñuy buj waa da ngay jàng da nga koy jàngal risque yooyu ñu ngi ci oto ñi nga xamante ñoo koy defar waaye ñoom tam dañu lay jox conseil na la machine boo ko yoree faa ngay bàyyi xel suñ koy defar nga bàyyi ci xel kon métier bu baax la bu noble la waaye du ñoom kese ñoo ko moom képp kuy defar oto mbaa nga koy dawal faaw nga mën oto waaw faaw nga xool ñoom nuñ koy defaree pour bu problème amee wala boo paanee rek doo am benn gàllankoor doo am benn jafe-jafe su ko defee rek dañuy wàcc rek ñi daal di xool élément bi rek après ñu ñëwaat ci seen émission Mbour TV matinal. bon man fi ma nekk nii ma métier électricien laay def oto bon di leen remercier nag parce que électricien métier bu noble la quoi métier bu ma neex la métier boo xam ne bon dama ciy sant sax sama grand bi ma ko jàngal muy Ngañ Wadd électricien nag bon métier bu neex la. métier boo xam ne day sagal bépp chauffeur boo xam ne yaa ngi yor oto di dawal ci biir tali bi bon métier boo xam ne fu mu nekk nii mën na laa yóbbu fu ne waaw mo électricien oto bon mook mécanique xaw nañoo am différence mais xaw na am différence parce que léegi métier bi toll na moment boo xam ne fi mu nekk nii ñu mook mécaniciens yi ñoo koy jokkante parce que am na loo xam ne mi ngi ci côté mécanique am na loo xam ne mi ngi ci côté électricien quoi kon métier bi benn la quoi affaire yooyu quoi am nañ droit nag jël micro taxaw wax. waaw xam ni suñu métier ni mel xam métier noble bi ñu yor xam métier boo xam ne noble la li ma ci gën a neex ak li ma ci gën a dund mooy métier bi boo koy liggéey xel ngay demee waaw xel ngay demee en même temps bon neex na daal boo amee benn âge bi sax di ko jàng dañ naan la c'est trop tard. waaw métier boo gis rek yombul quoi mais ci kaw nga koy jàng déggal sa patron am loo xam ne mu def ko ci yow bu boobaa da nga koy sant di ko gërëm. boo demee ba fi mu nekk di toll mel ni moment boo xam ne di nga yor sa besoin bopp yor sa affaire bopp yor sa soxna yor say njaboot xam nga di leen dundal di leen tetal foofu rek doy na xam nga. ci cadre électricien ñu kon ni ci cadre ay lumière wala ay allumances mécanicien sax dina jël ci allumance tuuti parce que yenn saa ñu bokk ci allumance bi yenn saa yi mu doon problème mu ay chauffage ak yenn saa yi mu doon ci ay problème mu capteur yenn saa yi mu doon ci ay problème cassette yooyu day fekk ci électricien bi la ëppee affaire quoi. xam nga bu demee ci côté moteur rek yooyu noonu wala yenn saa yi moteur bi am problème wala yenn saa yi moteur bi saxaar wala yooyu ci côté mécanique la parce que mécanique bi moom côté moteur quoi mais ci cadre ay fil affaire yooyu noonu loolu électricien bi moo ci ëpp li muy def quoi
parce que loo gis rek am na luy ñëw parce que oto yu bees yi fu mu nekk nii dafa am machine boo xam ne bon moom lañ ko war a xoolee di ko xam fu mu nekk léegi amatul ay lamb fii def fii loolu lañ ko interdit moo tax ma ne léegi métier bi léegi technologie bi dafa gën a kii léegi fu mu nekk nii moo tax ne ku toog ba heure bi di jàng électricien am benn âge bi nga am c'est trop tard laay wax parce que métier bi léegi moo avancé métier bi moo toll foo xam ne fi mu nekk léegi dootul ay jël fii changé fii jël fii changé fii da ngay teg sa appareil teg sa diagnostic teg sa ordinateur teg sa lépp mu lay won panne bi di la ko guidé di la won fan la panne bi nekk nga koy recherche di ko topp ba xam fan ma panne bi nekk mais amul léegi làmbatu bu fekkee ouvrier nga dëgg ngay liggéey gëm li ngay def am na loo xam ne njug njàg xaju fa parce que njug njàg dafa yàqal bépp ouvrier am na ouvrier yoo xam ne liggéeyatuñu parce que dugg nañ ci problème ay taxi léegi ñu ngi jàng métier bi dem ba ci digg bi ñu bàyyi ko dem di taxi du ay 100 affaires yooyu jàppal bàyyi loolu leen ko yóbbee mooy dañoo gëmul seen métier ba pare bëri nañ ay njug njàg parce que trian boo ko xas di ko def doo sori doo dem fent du la jik te du la avancé parce que métier bi moo tax mën na la noble boo xam ne fi mu nekk nii da ngay respecté sa métier xam li nga doon jox ko gëddëm ba mat sëkk di ci sonn di ci njariñu parce que gi nga alal bu lew moo gën alal bu lewul waaw te fi mu nekk nii borom xooleelal bëti ne la yow kii yàq na sama oto loolu ouvrier war na koo jomm ouvrier bu ne war naa jomm loolu parce que ouvrier bu ñu la indilee oto machine dafa cher valeur ay 5 millions wala valeur ay 6 millions nga koy téye di ko yoro kon war ngaa jox gëdd oto bi ba pare fan lay gën a nawee sax nga jël oto bi defar ko noo xam ne fi mu nekk nii ba borom oto bi bu ko gisee sax dina la sentir borom oto bi sax bu ko gisee sax dina xam ne kii waaw ku ma sopp la ku xam la loolu mooy ouvrier mais ouvrier boo xam ne fi mu nekk nii da ngay jël benn pièce boo xam ne wóor na la bokkul ci pièce bi nga ne borom lii dafa baaxul loolu c'est pas ça. seetaan ngeen élément bi gis ngeen ki nga xamante ne moom mooy waa ji mooy ki ma interrogé woon lii mu expliqué loolu la noonu la demee ak ni ma ko waxee tamit daa nekk benn la parce que ba ma ko interrogé loolu la ma wax jafe-jafe yi ci nekk tamit parce que métier boo koy def rek na nga ko gëm rek boo ko gëmee yàlla dina la jàppale wax na ma ay jafe-jafe yi waaye moom nee na ma métier bi man awma ci benn jafe-jafe ndax métier bi dama ko bëgg ci biir. électricien tamit am na solo trop parce que oto dafa bari ay métiers yu ci nekk am na électricien am na ba ci peinture kat ba ci ki nga xam ne mooy tailleur bi defar li nga xam ne mooy waa aussi canal chaise yi nga xam ne moom la ñuy toog yooyu yëpp ci la nekk kon nag ñu leen di jaajëfal ñoom tamit bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy électriciens yi di leen rendre hommage parce que liggéey bu ñuy def am na solo trop ndaxte oto tamit am na courant am na lu koy taal am na lu koy defar am na ay fil yi ca nekk yooyu yëpp tam bu amee problème ñoom ñoo ci nekk kon Binta ñu lay gërëm di gërëm gars yi nga xamante ni aussi ñoom ñooy liggéey bu am solo boobu muy électricien di liggéeyu noble aussi comme nu mu ko waxee parce que booy liggéey dara il faut nga bëgg ko te tamit soo ko bëggul du dem waaye tamit il faut nga polyvalent comme ni mu ko waxee sa oto bu mënee paan nga xam nooy taxalee bu la tëwee nag nga doo ko woo sa mécanicien. loolu laa ko wax jour boobu ma ne ko léegi lii moom bu dee genre ñoom ay monsieur le maire xam nga ñoom dañuy faral di am seen chauffeur. ma ne ko fii la ñuy fanaan. ndax di leen du ñu arrivé nii bu dee kenn la fii ngay fanaan. am na yoo xamante ne machine moom boo koy kii faaw nga xam. nga sob parce que kenn xamul. lii paan fan la lay arrivé. très bien Binta rafet na loolu nag bokk na ci gëstu liggéey yi nga xamante ni moom moo am fii nii ci Sénégal loolu nag bokk na ci tamit luy avancer réew mi parce que réew liggéey moo ko yor nekkul toog rek di wax bu ñëpp doon toog di wax kon yaakaar naa ne réew mi day gën a dellu ginnaaw ndax koom-koom du am ñu jugee nag ci Dóor waar dañuy dem seeti Aïda moom tamit jafe-jafe askan wi lay wax ndaxte nee naa leen Mbour TV nii la bu ñu waxee ci wàllum luy avancer réew mi waaye tamit dinañ wax li nga xamante ni moom mooy askan wi nu ñu war a dundee ngir ñu mën a gindi nit ñi ci problème yi nga xam ne moom mooy am surtout problème yu gën a sérieux nga xam ne loolu bu kër gi amul jàmm defe naa ne nit ñi duñu am jàmm ci fa ñuy liggéeyee nit dee xëy si ñëw toog absente nga naan ko waa kii lu ko dal wala nga jox ko liggéey mu defal la leneen dafa fekk ne kër ga mu jógee amul jàmm Aïda lu xew ci kër yi nag. waaw Jibi tey nag ba léegi rek damay dellu si ci li nga xamante ne mooy sëy yi parce que man Jibi li ma mënta comprendre mooy góor buy maltraité jigéen. violence. mënuma ko accepter ci sama àdduna. loolu violence ci tubaab. Binta jëlee sa micro bi Binta. mënuma supporter ci sama àdduna góor buy mettital jigéen. te ñu ne yow jigéen moo la jur. yow sa àdduna bu baaxee mën nañ ne jigéen am na ci part de responsabilité. 100% jigéen la. parce que sa yaay
boo nekkee ak moom ci kër gi papa bu xëyee day liggéeyi souvent li ci ëpp jigéen ñi ñooy des ci kër gi ñooy yor njaboot gi ñooy togg añ yi ñooy gérer kër gi léegi yow nga bëgg a jël jigéen rek ne mbaam nga ko jàppee dóor suba ak ngoon guddeeg bëccëg te nga ne danga koo takk danga koo bëgg takk nga ko ngir ngeen sëy saa boo xëyee yow daal dóor nga seq ak moom suba ak ngoon guddeeg bëccëg mënuma ko comprendre xaw ma dañuy drogué wu buñ koy def xaw ma dañ leen di xabtal la ñuy wax parce que am na yenn yoo xam ne nit ku ànd ak sagoom gaw ma ne dina tiim jigéen di ko def dañuy daal di dem seetaan élément bi dellu siwaat waaw bi ma nekkee foofu noonu daf ma daan méttital lu ne na ma daan def ba su ma daan jàng war a jàng sax daf may wax si mais ku bëgg a tëdd ak man lu ne mu ma koy def loolu moo tax ma ne xaas bu mu ko delloo. maanaam daal fu mu toll rek day bëgg seeg yow. di seeg ak man tout le temps damay war a jàngi sax ba war a jàngi mu tëj néeg bi ni ma doo jàngi nekk ak man lu ne mu ma koy def ba day woo sama yaay su ma ko waxee jàngil mu toog fii nii di jooy moom loolu lay wax sama yaay. te fekk ni moom dafa bëgg a tëdd ak man lu ne na may def lu ne. kon daal moom du tux du naan. du tux doon na tux mais arrêté na avant mu may tàq nee na daan na tux mais tuxul woon. mais daal gis nga ni nga bëggoon seeg yow maanaam kuy seeg mala sax. kuy seeg mala sax moo ko te ne amul lu ma dul def lu ne ba pare su génnee comme beneen nit li muy dund ak man ak su taxawee fii nii danga naan kii nit boobu bokkul. donc daal moom dafa doon maltraité. di abusé ci yow parce que même bu dee daf laa takk sax ci farata ak sunna. li nga xam ne moom lay seeg yow jàpp nga ni dëppawul ak diine. sa njàng aussi yàq na ko. waaw bëgg a yàq sama jàng instant bi sama jàng su ma si farlu woon ba tey yàqu na ndax foofu ba ma fa nekkee jànguma dara amul dara lu ma jàng ren jii nii laa waroon def bakk amul dara lu ma jàng tout le temps muy woo sama parent day faatu def na lii def na laa te fekk loolu amul. lu mu yàqee sama dara ci lay wër bëgg a tëdd ak man tout le temps amul wax bu bon bu ma dul waxal damay farantu lii bëgg di ma sosol amul lu mu waxul sama papa paas ba Dakar sama papa ni ko ñëw fi dama laa soxla mu paas ba Dakar amul lu mu fa waxul amul lu waxul sama papa nag ni ma sa diggante moom bu fekkee moom li mu lay waxal yow yaa ko def dinaa génn si yow ba seet ci mais bu fekkee yow li nga koy waxal moom defu ko moom dina la bàyyi léegi ma demandé ko divorce mun ma bala ma lay may sa baat li nga dellu li ma defoon si yow di nga ma ko may ma doog laa may sa baat wala dinaa la fi bàyyi di la fi misère la ba keroog ngay dee dem takk xale bu ndaw te doo si man dara. gis ngeen nag li nga xamante ne nii moo fi jàll léegi parce que boo déggee sax ni muy waxee sa yaram dafay daw xale la mu ngi jàng yàqal na ko jàngam jëlee na ko fi mu nekk yóbbu ko feneen di ko maltraité bintaali bi ma koy déglu. sama yaram bi da doon daw parce que ni muy waxee rek ngay xam ne kii li muy wax ci biir xolam la ko tibbee te bu jógee bu demee ci mbokki xale bu jigéen bi day yàq deram li muy def xale bi indi beneen kanam dégg nga li papaam wax sax papaam nee na après xale bi nee na dafa demoon seeti papaam xaw ma papaam da ko woone ko da koo soxla mu ñëw wuyu si ko mu dem wuyu ko mais la mu wax ne xale bi loolu lay def ak moom li muy def xale bi du benn parent bi tey bu fekkente ne moom yar na doomam xam ne jikkoy doomam am na loo xam ne buñ ko waxee da koy jaaxal ci doom ji ndax dégg ni bu ñu dégloo li mu wax nee na papaam nee na ko bu fekkente ne kii li muy wax yow yaa ko def dinaa dogoo ak yow àdduna ak àllaaxira imagineel nga yàq àdduna ndaw si ba pare bëgg a yàq digganteem ak famem léegi yow li nga def noonu rek àddunaam bi nga yàq rek ak métital bi nga koy métital suñu borom daan yi mu la ci war a dumaagula ko nga bëgg a tas diggante ñaari waajur ak doom xale yi tamit dañu war a bàyyi gis nit rek dugg ci yow man waaw nañu bàyyi gis nit rek dugg ci yow du alal mooy tax nga dugg ci nit balaa ngay dugg ci moom dangay xool ay jikkoom xool comportement wam bu la doyee nga dugg ci moom mais gis nga nit. mais nag ay de góor yi bu ñuy ñëw di la. ji bi waaw non pas ñaan si sax mais bu ñuy ñëw di la ngoro moom mooy doxaan. xam nga li tax ñuy wax bu ñu lay ngoro duñ la wan lu ñi nga xamante ni moom mooy seen réalité jikko. xam nga li tax ñuy wax. mais foofu ngoro dafa war a yàgg. foofu mënoo ko ngoro li buy yàgg ngeen tax ci ngoro li. waaw xam nga lu tax ngoro li bu yàggee baax na ci rek nga takk. déedéet xam nga lu tax ngoro li bu yàggee ngeen tas. olof nee na
nit ak jikkoom pax boo demee ci kër sa jikko day taxaw ci buntu kër gi di la xaar soo fa defee 6 heures de temps génnoo da lay fekk si ci biir waa kër gi xam ne lii mooy sa jikko. loolu ay léebi neen la. du léebi neen de waaw xam nga lu tax nit dina sëy ci kër. nit mën na xëy jékki-jékki changé jigéen mën na ko changé. nit mën na d'accord xam na mu mel. d'accord ñu ne loolu jikkoom la woon. d'accord mën naa nangu ba tey nit mën na xëy du daan faale julli du faale def dara mais nga toog jékki-jékki gis ko mu yor kurus di wirde di dem ci jàkka yi di ñëw. est-ce que jigéen mën na ko changé est-ce que heure de julli jot mu jug julli ñu ne ko lan moo tax nga julli mu ne sama jabar moo ma topp di ci wax ba may julli léegi. est-ce que jibi loolu est-ce que jikko ba jibi changé déggoo ñu ne la jikko ak boroom pax loolu déggoolu ma la loolu léebi neen du la. léebi neen de du léebi neen de Ay, loolu jibi léebi neen nit la. dina dem sëyi ci kër indi xar kanam bu bees tàq yor beneen jikko ñépp di ko tagg ne moom moo baax un jour mooy jot mu jàppante fa ak nit wala mu laale fa ak nit ci lu ndaw bu taxawee bu la waxee musiba rek waxuma la yow mi muy joteel mais ña koy àtte bu ñu amul chance dañuy xar suuf si dugg ci. donc ça veut dire Parce que que nit moom bu loolu bonee mooy rek c'est jikko. fini quoi am waratul am baax. mënatul changer. non mais loolu changement mën na nekk non loolu baax changement ay mën na nekk de loolu changement mën na nekk du waaye wax. dama ne la du 100% la nit ki di changer nit ki faw am lu des ci yow ci sa jikko dañ ne ngoro jigéen balaa ngay dugg ci sëy ngoro la dafa war a yàgg xam nga lu tax gis nga lu ngeen yàgg jibi di nga dem ba xam ne kii lii mooy vrai visage am lu mu bon loo ko soppi du ñàkk des fois mu pëtëxal ay jikkooy boppam nit mënoo koo changer ba mu changer complètement mënta ne 100% mënta nekk d'accord waaye jikko yi mënut a nga nekk. xamante ni moom moo la neexul yow mi nga xam ne yow yaay sëy danga koy changer mën nga ko d'accord naa génne. mën nga ko te muy génne ci jigéen bi muy ci comme bu muy góor góor gi. gi waaw Gis nga nit ji mën na complémentarité ñëw, la. parce mën que yàlla moo ne ñu dañuy mottali wante moo tax ñu boole góor ak jigéen ñi waa léegi nag bu ñu demee ba góor wala mottali jigéen parce que dañ bu ñu ñëwee di la takk dañ la naan xale la xelam matul jigéen la xel mi matul yow yaa koy jàppale yaa koy tette yaa koy def nii mais góor bu demee ba takk jigéen war koo jubbanti parce que nit ki ni ko yaayam yaree papaam yaree mën na baax mais yow pour ngeen bokk jikko dafay jafe parce que yarin yi du benn boo ko indee sa kër danga ko war a jox sa éducation bu dee bu baax la mu topp ci bu dee bu bon la mu teg la fa mu teg fa sa jikko continuer jikko bi nga xam ne moom lañ ko yar mais bu dee danga ko war a indi ci sa kër bëggu ko soppi mu baax nga ne ko tey rek foog dangay bon ngi mooy bul toppatoo kenn bul lijjanti kenn yow man rek nga war a lijjanti yaa ngi koy changer loo jikkoom te jikko boobu nekkul ci moom nga bëgg ko nga ne danga koo bëgg di ko maltraité di ko dóor te bu njëkk dama doon dégg ñu naan jigéen buur la danga koo war a teg ci kaw waaye tamit ku ko jàppee am na ñu saay-saay nag am na xale jigéen ñi ci yi nga non xamante gis ni- nga jibi jigéen ak lu mu mënti mel rek waroo koo toroxal man d'accorduma loolu jigéen ak lu mu mënti mel waroo ko toroxal man dama ne est-ce que waa ji li muy def moom tay na ko parce que xale bu jigéen bi nee na bu génnee ci mbedd mi bu taxawee danga naan kii du moom mooy toroxal kii bu waxee waa mbedd mi li ko waa ji di def duñ ko gëm dañ naan laan bëggoo sëy te fekk yow li ngay daj ci sa biir néeg yow yaa ko xam moo tax ñu ne néegu sëy dafa lëndëm. bul gis nit rek mu nekk ci dafa biir lëndëm. këram saa bu xëyee nga yaakaar. def taybaasam bu baax def tagalam bu baax yor sac à meewam bu rafet nga di ko ñee fekk la muy dund ci biir néegam moom ak ko xam dama ndaw si mu ne dafa bëgg a réinitialiser kër gi waaw supprimer yëpp yi nga xam ne supprimer lépp li ne ci kër gi ki mu taxawal ne ko boo bëggee réinitialiser kër gi am na données yoo xam ne danga koy perdre waaw xëy na mooy indi yu nekk ko am na données yoo xam ne danga koy perdre mu ne ko ah mu ne ko léegi nag nan ngay def mu ne ko sauvegarde bi xam nga lan la mu ne ko ah mu ne ko ñett yii la mu ne ko lan mu ne ko dama lay jox code bi ndaw si da ko ne dama lay jox code bi jarul réinitialiser de dama lay jox code bi rek mu ne ko lan mooy code bi mu ne ko code bi ñett yii la 7 mu ne ko ah mu ne ko mokk pocc bu sa guddi neexee bu naqaree boo xëyee bu ko kenn xam yow boo xëyee del ree rek assumer ko ba mu mat sëkk boo xëyee bu guddi jotee del lal dara bu weex tàll lii mooy code bi boo ko defee rek moom nga kër gi baax na ba mu ngi loolu yaakaar mais naa ne nañ loolu waxante tamit dëgg. waaw conseil bu baax la parce kon que moom nit daf ki- koy réinitialiser waaw, boo- te nee na ko boo boo tollee réinitialiser diggante kër gi di nga perdre données yu bari dama lay jox code bi yor naa ko mu laaj ko code bi mu ne ko
del lal dara bu weex tàll moo ko pooj assumé guddi gi ba mu mat sëkk boo xëyee lu la neex ak lu la naqari bu la ko kenn xamal dee ree rek. muy noonu kon nag jël leen code bi yéen ñëpp yéen ñi nga xamante ni kon yéen ci seetaan bu leen réinitialiser da leen jël code am na ku seetaan suñu émission nee na ma lan mooy heureuse ménage démb li ngeen mu ne ma dama réeree mais seen émission nee na démb dafa réeree moom heureuse ménage bi moom la mënul supporter. parce que gis nga ji bi góor da nga war a jox jigéen gëdd. boo ko bëggee ba ne da nga dem teral ko ci kanamu mbokkam yëpp. fekk ko ci famille bi bari nit lool nga tànn ko ci moom it mu bàyyi ñëpp topp la bu ñëwee ci sa kër war nga ko yor war nga ko yërëm war nga ko tette moo gën nga jàpp ko di ko dóor parce que dañuy wax naan jigéen boo ko nee jàkk am na leneen loo war a xalaat lu dul dem jënd yére bu rafet ñëw indi jox ko moom nga war a def gis lu rafet indi jox ko waaye waaw noonu mooy dóoram booy dóor jigéen jëndil or nga ñëw bett ko nga ñëw jox ko dóor nga ko parce que boo ko joxee boîte en or rek bu ko tijjee ay rangoñam day toog dóor nga ko te sa loxo laalu ko moo gën nga yor sa cravache rek bu guddi jotee rek nga ne ko viri mel ni ku yor fas mais mala yi sax seeni borom dóoratuñ leen pour ñu traverser leen tali bi dañ leen di naxtaan pour ñu jéggi mais duñ leen dóor pour ñu jéggi gis nga mala boo ko dóoree sax day siisu du dem fi mu taxaw lay taxaw boo xefee bu dee fas day ak ay tànkam tuur la bu dee nit waaw bu dee mbaam dafa dëgër bopp day siisu nit sax boo ko bëggee jubbanti di ko dóor du def day bañ. Aïda doguma la sax waaye dóor dañ na dóor dagar na boo demee yàlla dafa ne booy dóor sa jabar boo demee ba jël décision dama koy dóor ko foo xamante ne yow danga koy soxla maanaam nga tim sa jabar nga xool kanam bi kii su ma ko dóoree ci kanamam su ma ko gaañee rek man maa ko takk man maa koy bëggaat déedéet dinaa ko gaañ ci kanamam maanaam du ma ko mën a xoolati. nga xool ko ne fan laa ko war a dóor boo xoolee ñu ne nga xool si ginnaaw boo ko xoolee foofu mooy loolu. yow yaa koy soxlawaat. waaye da ngay jibi bàyyi ma. kon bu demee loolu bu demee ba am sa diggante ak sa jëm. doo ndax li nga ko bëgg a dóor nii nga xool kii de li ma ko bëgg a dóor ne su ma ko dóoree naa ko gaañ te li su ma ko gaañee loolu maa koy soxla dootoo ko dóor kon lii dóor war na am waaye boo demee ba xool sa jabar rek nga xam ne kii maa ko soxla te man maa nekk ak moom wax dëgg yàlla waroo ko dóor jabar buur la gis nga góor te nga xool jigéen ji ak yaramam nu mu mel nii nga bëgg koo dóor yow tamit maa ko wax bu yaboo ñu ne maa ko wax waaw gis nga jigéen bu góor demee ba di la dóor waaw bu la dóoree benn yoon d'accord waaw mu dóoraat la ñaari yoon ñetteel ba bu ko fa xaar balaa mu laa dóor bubal say bagage nga dem ay da nañuy tàpp rek bu ñu dóor jaajëf del waxtaan ak seen jëkkër yi ànd ak yéen ngeen nekk ci jàmm moom moo gën waaye tamit problème bu mënul ñàkk ngeen waxtaanee ko guddi comme lu Aïda wax 4 codes yi nga xam ne moom la joxe ngeen jéem koo def rek te bàyyi réinitialiser Binta ñu ñëw nag ci dernier tour bi dañu tàggoo après mën a dugg ci vidéo du jour. waaw jibi solution bi moom leen la rek liggéey bi rek comme waa ji ni mu ko waxee rek liggéey noble la waaye nañ ko gëm rek xam liggéey ba ñuy def rek ñi am amour bi su ko defee rek liggéey bi tamit boo koy def rek mel ni suñu caméraman Zal bu filmé rek moom mooy monté moom mooy def lépp muy mécanicien muy ak bépp métier bu mu mënta doon nit booy jàng dara na nga nekk koo xamante ne maanaam bu dara xewee rek bu kenn bu nit absenté rek da nga mën a gérer fi nga nekk fi ngay liggéey parce que tey gis day dal si animateurs yu bari ak ay animatrice ngay gis koo xamante day ñëw si bërëb di liggéey maanaam rajo ñu ne ko lan nga bëgg a def mu ne animation moom ci animation bi rek lay yem tàggatoo xanaa gërëm ñëpp sant ñëpp ñi suñu téléspectateur ñi nga xamante ne ndeysaan dañuy yàkkamte émission bi dugg YouTube ñi daal di ko télécharger seetaan ko ki ci mel ni Ismaïla Mandiang borom Dakar kooku sama mbokk la nee na ma di seen démb seen émission bi neex na mais heureuse ménage bi moom laa mënul supporter boobu moom daf may daj nee na ma ne la Aïda maa ngi koy féliciter ak Djib Diop yow tamit ñu ngi lay gërëm ndax ku lay seetaan rek mooy sa mbokk ak waa Mandiang depuis Dakar ak Ansou borom Espagne ak Omar Badiane ñu ngi lay nuyu loo jël rek moomale ko soose yi Badiane la Badiane soose la Saalum Badiane mooy soose du Badiane joolaa la waaw seen xeer yi la rek la rek ba tey gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp ba léegi incha allah merci Binta Aïda waa ji bi solution bi nag mooy xale góor yi nañ bàyyi xale jigéen yi ñuy dóor parce que defe naa dóore du yoon nañu bàyyi xale jigéen yi ñuy dóor encore une fois xale jigéen yi tam balaa ngeen di dugg ci góor dee leen ko gëstu bu baax a baax code bi nag lii rek la 7 dara bu weex tàll jiitalal dara bu weex tàll code bi ji bi bàyyi ma jox code bi téléspectateur
bu kenn réinitialiser kër gi bu ngeen ko réinitialiser da ngeen di perte données yi code bi lan la jeeg bu baax waaw jeeg bu baax waaw étoile 7 waaw dara bu weex étoile tàll dara bu weex bu guddi gi neexee nga assumé bu naqaree nga assumé boo xëyee dee ree rek tëjee ko jeeg bu la kenn xamal bës touche appel bësal touche appel rek mu dem directement ngeen bàyyi xale jigéen yi ngeen di dóor parce que dóore amul solo amul njariñ baaxul waaye yéen dee leen am fulla gis nga ku la ci dóor tey dóor la suba bu ginnaaw suba roñal say bagage nga dem ñibbi ndax bu ñettee da lay kenn bagage waaw code bi ba pare bu code bi doxul ñu woo la nga waaw bu code bi doxul dee leen ma woo parce que dina am conseil yi ma leen di jox feem yi ma leen di jox ba xam ndax dinañ mën a toogaat ci biir kër gi wala déet di remercier ñëpp ñu ñuy seetaan di remercier Ismaïla depuis Dakar moom tamit di ko jaajëfal moom tamit waaye di remercier nag Bamba borom jumaa ji maa ngi koy gërëm bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm téléspectateurs yi ñuy seetaan waaye di gërëm tamit Tata Binta ak bébé yi di gërëm tonton ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen wax kontaan nañu ay ñoom monsieur Mbengue tonton Mbengue sama nijaay bopp ci ñoom tam ñu ngi koy jaajëfal di leen jox di daje ba suba incha allah ba lundi incha allah ci bi xanaa ñu bàyyi la rek nga def vidéo damay tàggoo après ñu dugal vidéo du jour bi waaw xam nga moom mooy vidéo bi gars yi di gën a reetaan loolu nit ñeeg yooyu noonu waaw vidéo du jour bi sax est-ce que du ma joxe vidéo code bi rek pour xale jigéen ñi jàpp ko waaw vidéo du jour bi nag yéen xale jigéen ñi yéen laa ko may tey Jibi du joxe vidéo du jour tey maay joxe vidéo du jour jël leen ko ngeen daal di koy utiliser merci beaucoup. man ab sëy nu méttee. waaw sëy man da may sëy métti gi muy métti sax. mais yow sëy daa métti. métti na trop neex na de waaye daal dara ngi ci de. métti na ku ñu boo paree da ngay rëcc saw ñàkk sànni rek. walla da ngay rëcc rek. waaw loolu nga bëgg cee dëkk nag. waaw. waay kuñung. surtout tàngoor waaw kay. ba na yëreet. non ba suba ak jàmm nday bay xajal ma tëdd waay. wallaahi. loolu mën nga cee dëkk sa jur. at mu ne nga ne ma benn doom ci biir kër man damaa dem ba waa maire bi na ma yow mënatoo fi am kayitu juddu de. waaw kayit yëpp